asalaamaaleykum mbokk yi safo ak seetaan ITV ci seen émission bii di arène sénégalaise xam ngeen ni altine bi passé dañu bëroon li ko waral moo di gàmm gi nga xam ni si lañ doon màggal guddik Seydina Mohamed télé bi def édition spéciale ak ay magazine yu nga xam ne dañ ko jagleel bés boobu noonu nag lañ koy defee saa su nekk ndax xam ngeen ni bi màggalu Touba teroo yi tamit noonu la ñu defoon saa yu këru diine yi xewlee noonu la ñu def dañuy jël suñu temps d'antenne joxe ko ngir ñu waxtaane li nga xam ni moom mooy actualité bi biñ ci jógee nag la ñu dellusiwaat tey di ziar ñëpp di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di wax ni lépp lu nga xam ne rek ñaan na borom nangu leneen li ci des yi tamit xam ngeen ni ci diggante bi Gaston Mbengue amaloon na fi maanaam présentation affiche yu nga xam ni taxawal na ko ginnaaw bi mu taxawalee Bombardier ak Balla Gaye 2 taxawalaat na Modou Anta ak Diène Diouf Kaïré mu toftal ca Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène mu nekk acte 2 loolu yëpp dinañ ci waxtaan waaye tamit xam ngeen xew-xew bi li ci ëpp solo moo di ni tey mandat wu CNG jeex na ci diggante bi ki nga xam ni moo di le ministre des sports Matar Ba doon na consulter les composantes de la lutte yaatal lool waxtaan ak ñëpp pour taataan xalaatu ñëpp pour xool nan lay doxale loolu je pense que esprit d'ouverture boobu mu am sax moo tax tey ba ñu def ko meilleur manager sportif d'Afrique loolu ouverture moom moo koy wane nit bu nga xam ni nitu consensus la rassembleur la xeebul xalaatu kenn xeebul kenn ñépp la woo waxtaan ak ñoom ba nga xamante ni nii tey li ci des mooy kan mooy nekk président CNG ci diggante bi xam ngeen ni gouvernement bi dañ ko tasoon xamuñu woon ndax dinañu reconduire Matar Ba wala déet waaye président de la République reconduire na ko ñun ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin parce que aussi am na liggéey bu mu sumb bu nga xamante ni jàpp nañu ni mi ngi koy teg ci yoon te it war na continuer li mu doon def merci président bi nga renouveler sa confiance ci Matar Ba ñu koy féliciter encore une fois donc loolu ci dëxëñ moom mooy li nga xam ne moom la ñu war a waxtaane tey ñu ci dalal nag kàngam bu ci kanamee tuuti Alaaji Ngañ dina leen ko présenter ndaxte li nga xam ne moom la ñu bëgg rek mooy waxtaan bu am solo waxtaan bu nga xamante ni ay orientation lay doon ndax am na lu fi nekkoon président Alioune Sarr def fi liggéey bu am solo am fu mu jële làmb am fu mu ko yóbbu tey dañ koy gàcc ngalaamal jaajëfal ko ni ko président chapeau et merci pour service rendu à la nation lay wax du ma wax sax au monde de la lutte ndax moom bàyyi faalu état la saa yi ko état soxlaa ñëw na beaucoup de ministres de sport lu mat juróom-ñaar jaar nañ fi renouveler ko seen confiance tey mandaam jeex na keneen mooy ñëw mais ku ñëw aussi da ngay préserver les acquis seet loo ci gën a améliorer je pense que noonu la gestion di demee donc Alaaji Ngañ ñi ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfali tamit encore une fois ndax yow saa yu diine ji xewlee wax dëgg yàlla da ngay bàyyi lépp uuf xale yi yóbbu leen ñu def fa liggéey bu mucc ayib ñu la ciy féliciter encore une fois. jërëjëf El Hadj Malick di la ndokkeel yow it di la wax waa salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaye di la jaalit sa goro. di la jaal sa yaay. waaw su ma nee sa yaay sa goro ni ngeen demoon yaa soxna si la. moo la may doomam yar doomam may la ko waaye yow it daanaka moo la adopteel boppam yaral la boppam kon ngay ñaar ci moom nga ñàkk ko diggante bi ñu newoon ci gàmmu yi loolu bokk na ci sax ñu bari yëg ko yëg waaye di la masaw jërëjëf di la wax si gil ndigaale di jaal soxna si moom it yaayam yàlla na leen yàlla jox lu ko wuutu ci yéen amiin amiin ndax xam naa ni mu meloon ci yéen ndax da leen boole jur ba pare may leen dëgg la loolu nag mag daana ko def ndax dañu ne diggante foog mu am kuutaay sookal yu bari ci sëy kuutaay boobu la ñu amul woon dëgg la saa yoo gisee couple mel ni dañu dem ba mel ni sœur ak frère kuutaay yu mag ñu mel noonoo tax te loolu dafa war a sax ci sëy yu bari ndax mooy tax sëy yi jébbi moo tax sëy yi am njaboot gu yàgg parce que nekkin dafa xaw a metti te nit dafa gaaw sàppi morom mi dëgg la waaye saa yu amee mag moo xam ne nag toujours day activer diggante bi toujours day gën a bees ci yéen kooku nag yàlla may ku leen wutu ci moom te it yal na yàlla xare ko aljanna ji barke Seydina Mohamed ci turu direction générale bi tamit directeur général Mamadou Ibra Kane
ñu ngi la koy jaal bu baax a baax ndax sunu yëf la. yëfi kër gi la ndax sa taxawaay ci kër gi. jërëjëf bi ci des. ñu ñàkk ku mag ci Sénégal. kàngam. mu mag ci Sénégal boo xam ne lu ne doon na ko ci état bi. professeur Iba Der Thiam. yàlla ko yàlla yërëm. mu dem ci dem nii mu demee rek. ci dem bu sedd. ci demu guddi Seydina Muhammad ci weer wi. ku ne xamoon na taxawaayam ci diine. dëgg la ak tamit yàqul dara ci li mu doon liggéey. démb bi ñu ko tëralee premier ministre Mohamed Abdoulaye Dionne ak ñi ko taxawu. boo déggee seede yi dañ ko mujj a dagg. parce que dañu mujj ne kenn mënul wax léppam fii kon fii la ñuy fanaan. wallaahi dañ ko mujj a dagg. tellement que ku ne bëgg ngaa wax ci moom. ñi mu yar turandoo ya soxnaam sax wax na ci antenne i rajo seen diggante. nga xam ne loolu force la. kon professeur Iba Der Thiam ku ne xamoon ko. ndeysaan mu entamé woon benn livre histoire ndeke du ko yeggal. àdduna nag moo demee noonu ñëpp mébét rek. booy dem rek bàyyi fi mébét. waaye yàlla nañu ko yàlla fayal. te yàlla na ko yàlla xaare àjjana. mag la woon ci mag ñi. mag mu am xam-xam. mag la woon ci mag ñi jàngal ñu bari. ba université. ba gis nga biñ ko fi nommé député ak professeur dafa jël. xaalisu kii ba jox ko pépinière yi di leen ko séddale. ndax nee na mënul lekk noo ñaari salaire. loolu yëpp ci maandu la. gis nga biñ ko fi kiiwee tamit lépp la delloowaat état bi ca booba ne moom lu mu liggéeyul mu ko yor yooyu exemple ay mag la te ñu war cee roy. kon professeur Iba Der Thiam Sénégal ñàkk ko ci fi mu ko ñàkkee ñu ngi koy jaal ñëpp El Hadj Malick loolu daal lañ doon tijjee di la yeesal njaal yow it. nee nga ma présenté ko mën naa ko présenté. waaw Adama Bopp. Adama Bopp mooy suñu invité tey. turam booy na noppi kuy déglu làmb ndax Adama dafa bokk ci intellectuel yi nga xam ne yàlla daf leen nattu ci làmb mu dugg ci bureau amateur nekkoon ci secrétaire général bu leen fàtte ne secrétaire général bi Aziz Mbaye yoroon moo ko wutu ndax bu leen fàtte ne bureau bi Alaaji Ibra Diop yoroon Aziz Mbaye mii maam Fama moo doon secrétaire général bi yàlla dogalee ñoom seen mission jeex du daan jekkoo jël mu nekk secrétaire général. très bien. sonnoon ci lool daan ci dox lool nga xam ne booy rappeler bureau bi. ak ña ca nekkoon ñëpp tey histoire la boo xam ne moo tax lu bari ci mandat bi nga wax. ci Alioune Sarr xew na fi. te yooyu yëpp dinañ ci revenir pour wan leen ne làmb mën nañoo werante waaye mënuñoo bàyyinte. dëgg la kon ma bàyyi la nga dugal sa invité. jërëjëf Alaaji Ngagne dama lay rek jaajëfal ci kàddu yooyu ak ci njaal mi di la wax ni ñoo ko bokk Mamadou bi mu ko yëgee woote na Alassane woote na kër gi ku nekk woote na ak Antoine ñoom ñëpp daal Boubacar ñëpp woote nañu xale yi nga xam ne ñoo nekk ci rédaction bi aussi ku nekk woote na macha allah ñëpp joxe seen njaal ndax ni nga ko waxee rek ki nga xam ne moo dëddu du woon goro mais yaay la woon ci man ndax Adja Fatou Gueye Mama Camara daf ma may doomam ba pare uuf bu nga xam ne uufu koo jur nga koy uuf ndax ku nga xam ne tey yàlla may na la njaboot bu nga xam ne njaboot gu barkeel macha allah mais sama nataal la jël agrandir ko teg ko ci bopp lalam suba bu xëyee jàkkaarloo ak moom ba bi muy dog sama photo moom moo ko tiim ba bi muy feebar sama photo moom moo koy tiim des fois sax doomam da ko naan waa yaay yow ñun ñii ñëpp suñu photo neew fi waaye photo Maodo rek nga jël teg sa bopp donc vraiment mu nekk ku nga xam dafa amoon ci man cofeel lool mu nekk tamit ku nga xam dafa jokk ci waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu xayartu surtout Cheikh na Cheikh Saad bu di surtout Seydina Mouhamad ñëw jullee ko mu génn àdduna ci guddik Seydina Mouhamad tombeek alxames ñu denc ko ginnaaw bu ñu jullee jumaa ba pare Chérif jiite ko ba pare bi ñu demee ca janasaya mu ni na ñëpp génn bàyyi ko ak moom dong moom kese mu des ci sëg yi ni am na lu may jëflanteek ak moom lu nga xam ne bu malaaka yi ñëwee di ko laaj dina leen mën a tontu te du juum te loolu xam-xam la bu nga xam ne yàlla moo leen ko may donc ñu koy jaale njaboot gi yépp di wax ni daal ku sori ci man ku sori ci man daal dëddu na du ma guddal wax ji ndax bu ma guddalee rangoñ dina dal sama dënn ndax ni ma meloon ci moom ak ni mu meloon ci man yàlla nañu dëddoo jàmm amiin alors wax nga ko ki ñu dalal di Adama Bopp yàgg na ci biir milieu làmb
mu nekk aussi un intellectuel parce que loolu moo ma ci gën a neex ndax làmb dafa nekk suñu aada suñu cosaan mu am benn élite intellectuelle bu nga xamante ne nii tey amaana sax am nañu complexe bokk ci lu jëm ci làmb mais moom mu xam ni lii mooy suñu aada mooy suñu cosaan te bu lépp demee culture moo fi des caada moo fi des te loolu moom mooy li nga xam mooy mandargaal réew mu ne mooy mandargaal askan wu ne te tey lutte sénégalaise dafa bokk ci li nga xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp jëggaani wuñu ko fenn mu nekk tamit discipline bu nga xam ne surtout lutte avec frappe amul fenn fu ñu koy pratiquer ci àdduna fudul ci Sénégal c'est notre patrimoine mu nekkit lu nga xamante ni tey lu muy drainer ci ay nit kenn xamul nu mu toll parce que c'est un facteur social un phénomène social bu nga xam ne tey foo ko natt weesu na ko xale yi di ci tedd ñi ci yëngatu kenn xamul nu mu toll tey jii mu nekk vraiment toute une industrie sportive donc loolu je pense que tey bu ñu ko amee am ay intellectuels yu ci dugg di ci dugal seen loxo dafay tax rek mu gën a ñoŋ ba ci président Alioune Sarr ak ñi nga xam ne ñoom la doon àndal parce que boo xoolee président Alioune Sarr ak bureau bi mu daan àndal ay intellectuels de très haut niveau ñoom ñoo ci nekk ay responsables de très haut niveau ñoom ñoo ci nekk bàyyi seen lépp ñëw di dimbali làmb di doxal làmb mu am fu mu jëlee làmb am fu mu ko yóbbu je pense que yéen ñi nga xam ne suñuy doyen ngeen fekkee làmb bi démb fekkee làmb bi tey mën ngeen ci wax lu bari ci lu nga xam ne soppeeku na donc ñu ngi koy jaajëfal moom président Alioune Sarr di remercier aussi monsieur le ministre des sports parce que li mu def bu ko neexoon bañ ko def bu ko neexoon rek daal di sukkandiku ci li nga xam ne mooy pouvoir discrétionnaire am di sañ-sañ ak yelleef bu nga xam ne moom la ko président jox mu koy doxal bu ko neexoon mu xëy rek ni Adama Bopp laa def président ay ca doxal leen mais dafa woo ñépp laaj leen keroog bi ma ñëwee mu may consulter fekk naa fa Adama Bopp fekk fa Sala Bigué mu recevoir également El Hadj Bekay Mbaye ñun monde de la lutte ñi nga xam ne yëngu ci wàllu presse Lamine Samba ñun ñépp daf ñu woo laaj ñu suñu xalaat ñu wax ko suñu xalaat mu taataan ko teg kon nag xawma kan la ñuy fal waaye de toute façon bu ñëwee dina fa fekk lu nga xam ni dina ci mën a sukkandiku pour mën a doxal làmb ci anam yi nga xam moom lañ ko bëggee donc Adama ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay nuyu. di am mbégte lool nag invité la ci suñu plateau pour ñu waxtaanee lu nga xam ni moom nga bëgg moom laa bëgg moom la Alaaji Ngañ bëgg askan wi ñu bari ñu ñuy seetaan moom lañ bëgg muy làmb. maa ngi lay nuyu la Thiandoum di la ñaan nga may ma jaale la sa goro boobu. yal na ko yàlla yërëm te jégal ko. amiin amiin. sama ñëw ITV neex na ma trop parce que fii dama fa benn xarit bu bari dama fa benn xarit boo xam ne ñu bari xamuñu ko. Alassane Samba Diop. waaw Alassane Samba Diop sama xarit la sama wëllëre la. am na lu bari loo xam ne dinañ ko waxtaan ci téléphone lu kenn dul fekkee. kon vous êtes chez vous. waaw man fii man dama ñëw sama kër. nga may ma aussi ma féliciter la reconduction du ministre des sports Matar Ba bi ñu jabootee ñun ñëpp. nga xam ne ni ñun ñëpp ku ci nekk boo wéeteeg moom da ngay def ne yow ministre bi yow rek la. ku mu wéetal rek nga yaakaar ne rek ministre bi yow moom yow rek yow la nekk sa xarit fekk moom sportif yëpp la jabootee. waaw loolu daal bëggoon naa ko en même temps di féliciter encore le président Alioune Sarr pour liggéey bu mucc ay bu mu fi liggéey. ak lu ñu mënta wax mënuloo am 24 ministres des sports ku ci ñëw bu saa yu nekk mu renouveler la confiance nga nekk fi pendant 26 ans te lamb fa ma ko fekkoon ak fa ma ko indi yaakaar naa ni liggéey bi rafet na te ñii ñëw di am nañu fu ñu teg seen loxo foo xamee ni buñ ko jëfee rek defe naa ni fi ñuy dem dinañ ko mën a ñeme. c'est important fan la président Alioune Sarr fekk lamb fan la ko yóbbu loolu je pense que dinañ ko tënk rek ci ay minutes yu néew diggante Alaaji Ngañ ak suñu invité ndaxte am nay jamono làmb li ci nekkoon kenn mënu ko wax daanaka dafa nekkoon sport bu nga xamante ni sax réglementation bi taxu ko woon demee noonu lu neex waaye daan def promoteur daan ameel mbër xaalis di ko dawloo mbër daan signé contrat du ko respecté cabax daan am violence bu nga xamante ni kenn mënu la ko expliquer daan am ci làmb ji mais sur le plan de l'organisation ci wàllu réglementation président Alioune Sarr réguler na làmb ji assainir na ko
def na ci lu mucc ayib lu nga xamante ni tey protéger na ñi investir mais protéger na aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir làmb Alaaji Ngagne. Malick, bu ñuy parcourir li nga xam ne mooy parcours CNG de lutte lu bari mën nga ko ci jàng. 59 la ñu nekk fédération de lutte et discipline assimilée associé ak Alioune Tall. moo njëkk a nekk ministre du sport ci loolu ba 69. bu ñu jógee foofu de 69 73 am na lu fi xewoon ñu tas loolu def CNP indiwaat fédération indiwaat CNP indiwaat nag tasaat nag ñaari entité yi lutte simple lutte frappe au temps de Abdoulaye Makhtar Diop Cheikh Thiaré yor lii lutte olympique bi Moulay Tera yor lutte avec frappe ba 93 la ñu mujjee championnat d'Afrique ak Cheikh Thiaré 94 CNG ñëw au temps du président Abdou Diouf ba léegi nga xam ne ki ñuy wax Ousmane Paye moom la ñu def ministre du sport mu xool ne làmb ji fan lay teg tànkam ndax nit aussi boo ñëwee ci barab da ngay seet ki nga gën a miin te wóolu ko nga laaj ko mook Alioune Sarr ay promotionnaire lañu muy xaritam mu gis ne ñoom ak niveau bi ñu nekk intellectuel ñu ngi ci monde làmb parce que boobu président Alioune Sarr mu ngi écurie Séeréer yor écurie Séeréer ak ñoom Émile Wardini ñoom Djibril Ngom ministre ñoom colonel Samba ñoo daan bokk jotaayu toog seetaan ak yooyu ak encadré écurie Séeréer yi loolu nag moo indi la CNG parce que boobu fédération la ñu ne Pape Armand Ndiaye yor ko ñu toj loolu bi ñu tojee loolu tamit comité bi ñoom Cheikh Thiaré ñëw président Alioune Sarr ñëw waaye wax nga ko am na yu bari yu xew ci làmb yoo xam ne yii fekke nañu ko arène sénégalaise keroog bi muy toj Mbaye Guèye Alioune Fall bu waalo fii maa nga taxaw ca giriya jàpp boobu gën nañ doon ndaw buñ koy toj ci Mbaye Guèye ñëw Alioune Fall fii la war a xam nga moo tax li nga wax nii règlement yeeg texte yi réglé na lu bari parce que Mbaye Guèye bi mu ñëwee dafa ne fii la cumbukaayam war a ne te boobu Alioune Fall teg na fa cumbukaay coow li na kur mais doo xam lu ne ci suuf booba ménager bu ñuy wax góor gi xulle te dëkk njaareem moo doon ménager góor gu dëgëroon nii looloo toj làmb ji ñii toj làmb ji jël bant yi ba léegi pàkk baa ngi fii ci ginnaaw station marché Fass bi ba léegi pàkk baa ngi foofu ndax sunu maam sunu baay bu ñuy wax may Samba Mandela moo ko moomoon magule bu ñoo moon pàkku làmb yi looloo indi woon nag stadium Iba Mar Diop bi ñu demaatee nag ba combat bi war a taxawaat waaye nag Mbaye Guèye ñoom waa arène bi dañ ko assigné woon muy bëri di ko fay mook ménagère am ñuy bëri di ko fay parce que après dañ dem ci yoon léegi nag reprendre boobu nag moo ñu yóbbu stadium Iba Mar Diop bi commencé jël suuf ak booy fàtte tapis yi ñu daan defee lutte gréco-romaine moom lañ daan wërale aux abords yu bëri dindi nañ ko fi Malick buum sax ñëw na ci làmb buum wëral nañu buum fekke naa loolu barrière pour assainir géew rek ñu ngi commencé di assainir géew bi parce que géew bi moo xajamoon du woon amateurs yi mais géew bi ci la problème yi nekkoon ca la béjjën yi nekkoon ca la béjjënu kooba yi nekkoon ca la beggu naaw yi nekkoon lu bari gis naa xale boo xam ne bii carrière am looloo ko yàq daan nañ ko ñu fëlaxoo ñu jam ko beggu naaw muy xale bu ñuy wax yaa dikoon ci la carrière am doxee yàqu yu bari yow seetaan nga fi combat yi ñu àtte Ousa ak Jules Balde Gris Bordeaux ko àtte Naar Touré ak Gambien doomu tubaab joor bi kenn ki moo ko àtte frère bi moo daw dugg àtte ko ak yu bari te loolu yàgg na ci làmb daan nañu gis mbër mu ñu jekku sa waa kër daal di daw ñëw tas la Mbaye Guèye booy pambal ko àtte waaw ba mu jëlee tànk ba mbiita ñoom mbiita daw dugg ñu réglé affaire boobu yu bari am na fi yooyu dañ ko rek xale ak yu bari li nga wax ne booy xool 94 ak léegi lu bari mën na ci ñëw assainir na lamb ji mais ma dinaa ñëw ci kanam ci ay souvenir pour te dire que 94 bi CNG di installé wu mbër yu bari tey jii ay kilifa lañu tey ñu ngi seen biir njaboot kër ga ñu dëkkee làmba ko jënd terrain ba ñu dëkkee làmba ko jënd terrain ba ñu dëkk tabax ko
làmb ko jënd te ñu ngi ko commencé am à partir de 94 parce que ci la ñu commencé nag verrouiller seen reliquats yi ak yu mel noonu ñu mën di réussir seen vie. ñu ngi fi tey. am na ñoo xam ne tey ay champion yu mag ñu ngi fi ñu ngi jubilé en 80 après 94. mën naa ci wax Double Less ak Mbaye Guèye ba. te action 2000 tëggoon ko. ca Demba Diop. te ñu laxu si di jooy ñoom ñaar. te nga xam seen histoire ñoom ñaar fi ñu jóge mën naa ci wax jubilé Birahim Ndiaye. dëgg la. keroog te Taïga production bi tëgg ko. ñu ngi ko def ci 94 bi ak yeneen yoo xam ne daañu ci ñëw ak championnat d'Afrique yi. bul fàtte ne 93 bi ñuy mujj championnat d'Afrique bi CNG bi ñëwee toog na ñetti at mënuñoo dem parce que boobu ñu ngi wàcc ñu demee Afrique. waaye bañ ci njëkkee dem ak Yékini. Moussa Potou. ak ñoom deuxième année bi Amath Sène. waaye bul fàtte ne 93 bi ñuy mujj championnat d'Afrique ci lañ jël sabre d'or bi. sabre d'or boobu nag Cheikh Mbaba ko jël xam nga Cheikh Mbaba li muy itam. keroog bi ñu indee sabre d'or bi ba léegi gisutu ko. sabre d'or bi moom lay wër xam naa ne bu deebee te gisu ko du tàlli wax na ma ko. jërëjëf El Hadj Ngagne ci rapide survol. parce que rappel historique dafa am solo ci génération yu bees yi ñu xam làmb nu mu meloon ak fu mu ñëw Adama maa ngi koy wax léegi ma ni ci wàllu réglementation ak ci wàllu assainir ak organiser làmb le CNG a beaucoup fait làmb progressé na bu baax ba tey jii mu nekk lu nga xam ni dañuy wax ni sax sport business la ba ku nekk di ci gis sa bopp président Alioune Sarr dinay faral di wax ni làmb bëri na coow mais amul problème donc coow li bëri na c'est vrai parce que bëri na aussi ay décisions yi nga xam ne à force de vouloir assainir et de réglementer mujj na indi ay frustration ak ay friction ba ci dernier mandat mi la soog a am sax coow mais il a toujours fait l'unanimité. ça c'est vrai boo ko xoolee moom fi mu jeexalee foofu la coow lu commencé mais en fait li mu nekk yëpp daan na ñuy gën nii rek mais après dañuy bàyyi mais nag dox bi yàgg na am na ay coppite yu bari yu mu indi ci làmb d'abord tey bu ñu mënee wax ñoom Gaston Mbengue ñoom Aziz Ndiaye ñoom Luc Nicolaï confiance bi ñu amoon ci Alioune Sarr moo leen mayoon ñu investir seen xaalis pour mën a am espérer gagner parce que Alioune Sarr non seulement dafa sécuriser gain mbër yi mais dafa sécuriser aussi investissement bi protéger leen attention tey mbër yi ñoom seen bopp war nañu mën a célébrer Alioune Sarr parce que tey mbër àgg na foo xamee ni kenn mësu ko woon xalaat tey mbër àgg na foo xam ne ni kenn mësu ko woon xalaat donc liggéey bi ñëpp ñu ci doon dugal seen loxo règlement tey boo ko xoolee dafa mel ni chaque fois bu ñu appliquer règlement coow day am démb ma ciy xalaat ma ni waa mais donc est-ce que règlement bi ñi ngi koy jox est-ce que dinañ ko toj wax ko acteurs yi pour wax leen ni leen lii boo ko defee lii moo lay dal parce que tey mbër buy bëree ba ñu dagg xaalisam da ngay dégg lu ne mu mel ni loolu règlement bi moom mosu ko woon xam loolu jaaxle day daal di ñëw bu fekkoon ne règlement bi moom ba ka ko jël ca CNG ba mu demee ci écurie ba dañu def benn genre séminaire ku nekk ñu wax la par exemple buñ la nee tu as droit à 30 personnes nga indi 120 kooku yow dafa mel ni yow mbir mi yow xamuloo yow li xew wala danga def lu la neex dañuy wax la ni nit bu ci topp bu ne billet bi lii la donc yaakaar naa ni tey toll nañu foo xamee ni ñi fi nar a ñëw toog am nañu benn liggéey bu sew bu ñu war a def boo xamee ni règlement bi war nañ ko gën a mën a tas ba nga xamee ni ëllëg ak si biir koo xamee ne yoon daf la dab doo ci mën a wax dara parce que xam nga ni avant ngay sëgg bëre règlement bi lii la. parce que loolu bokk na ci faayu. peut-être CNG ci seen gestion moo di ne la formation des acteurs la formation des formateurs le volet formation am na fu nga xam ne peut-être ci mission bi am nañ ci tuuti faay maa ngi koy wax bi ma ministre des sports recevoir wax naa ko ni que volet formation il faut ñu gën ko accentuer parce que làmb dafa bari ñu ci yëngu te xamuñu ci dara. donc loolu aussi c'est extrêmement important que ñi yëngu ci làmb ñu leen di former. ñi nga xam ni ñooy encadrer xale yi ñu leen di former parce que mënoo yor mbër te xamuloo règlement wu làmb. mënoo entraîner mbër te xamuloo règlement. mënoo manager mbër te
te xamuloo règlement. mënoo manager mbër te xamuloo lan moo ëmb discipline bi sur le plan des textes donc te loolu am na liggéey bu am solo buñ ci war a mun a def. bu nga xamante nii tey dina tax lu bari wàññeeku ci wàllu coow parce que coow li. ni ko Adama waxee li koy waral mooy ñàkk a xam. loo xamul comprendre ko kenn expliqué wuloo ca boo ca juumee mën nañ ko comprendre parce que tu es un ku nga xamante ni kenn formé wu la. donc mbir mënoo ci dugg te wutoo ci xam-xam sàkku woo ci xam-xam. te loolu aussi dafa bokk ci mission wu CNG. muy former doomu aadama yi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu làmb bi ma ko waxee ministre des sports daf ma ni volet boobu prévoir nañ ci xaalis bu bëri pour la prochaine mission du CNG. Malick wax nga fu am solo mais xam nga booy xool ak affiliation yi bu njëkk da nga daan ñëw rek ne écurie nangam. waaw individuel dafa amoon. tey aadama boobu day xëy rek ne mbër laa bind benn ménager bi dem engagé ko. loolu yëpp réglementé muy individuel. individuel amoon na. y avait que 43 écuries. yoo xam ne booy xool ñu ci amoon kayit amul matuñu 10. ñi ci amul récépissé matuñu 10 parce que écurie Fass lay doon ay écurie séeréer ak yu mel noonu. ñoo fi amoon ay récépissé yoo xam ne dalay leer na li association bu valable la. mais après gis nga ci assainissement CNG dañu dem ba exiger ko. exiger ne boo bëggee doon écurie da ngay wuti récépissé ñëw affilié wu. affiliation yi sax da ngay joxe dara. pour affilié wu ñu xam ne yow fii nga bokk. le président le secrétaire général et tout ngeen indi seen récépissé war ne association bi nii la demee. da ngay xool loolu d'abord biñ koy assainir. xoolal da nga daan jóge fële ñëw rek ànd ak sa mbooloo ñëw ne écurie Ndakaaru tegoo ko fen bala écurie Fuuta tegoo ko fen écurie Diourbel tegoo ko fen bu sanction di am doo xam fooy téye doo xam fooy jàpp. assainissement boobu dem na ba ñu réguler ba nga xam ne léegi tey jii ma lay wax mbër mënutul engagé boppam. mbër mënutul wutal licence boppam. bu njëkk ba dama daan bind rek ne Malick Thiandoum seet benn ménager ne ko dama bëgg a doon mbër. su ma ko bindee ne ko yaa ma yor yaa ma engagé moom mu jël lettre bi yóbbu CNG ñu xam ne yow yaay défendre gainwam foofu loolu la daan demee dem nañ ci ba indi koo xam ne kii handicapé la engagé ko ci làmb ji il fallait que mu summeeku ñu soog a xam ne handicapé la tas yaakaaru xale ba te doom la ci Sénégal comme ñëpp dafa war am ambition pour def sport am te gëmoon ko normalement affaire boobu bu ñu ko toppoon mën na dem ba parce que certificat médical de complaisance daf ci am. yooyu yëpp CNG di ko daana am certificat médical de complaisance. te yow xam nga certificat médical li mu mën a jur. nga ne nit ki wér na te wérul. mu dem ñu door ko mu dee. yooyu yëpp CNG dindi ko fi. association yi. booy xool léegi écurie yëpp affilié. léegi lan ngay def pour doon mbër fii ma la wax. da ngay dafa am benn kii booy remplir ci écurie bi. écurie bi léegi président écurie bi mooy déposer léegi pour nga am licence fa ngay jaar léegi kon defe naa loolu ci li ñu réguler la bokk booy xool li ma la wax géew bi la ñu njëkk a assainir avant ñuy ñëw ci yi ngeen di wax ak yooyu xoolal fu boo xoolee bu làmb amee fu ne la mbër daan duggee ndax lan considération mystique sooy dugg jublul penku Iba Mar ban bunt la ñuy duggee ñeme nga duggee bu dul bi ngay jox Blaise Diagne ginnaaw parce que règlement bee ko indi pëcc xoo def ci amoon yow xam nga fu ne mbër daana fa jaar ndax considération mystique yooyu yëpp président Aliou Sarr régulé ko heure bu la neex ñëw ak heure bu la neex sëgg te booboo gën a garaaw xam nga lu tax naan sëriñ bi dama ne bu jant bi langul bul sëgg xam nga lu tax spectacle la dëgg la spectacle bi dafa am ko moom kan moo ko moom promoteur bi dafa jël xaalisam investir ne CNG dem affilié wu jënd licence am CNG assuré ko spectacle am le spectacle commence à 15h jeex 19h boo demee préfecture lamb 19h la war a tas xanaa xamoon ne lamb yu bari préfet war na ko mën a tas. dëgg la mais ak tolérance. tolérance. mais te même durée spectacle bi sax. dafa ci réglementation. mais dafa jaadu ñu circonscrire ko mais dañ daan dem ba heure bu lu neex. mais chronogramme bi dañ ko tas ci acteurs yi. ba ci bëre simple. dañ daan dem di bëre ba fajar.
xam mooy làmb biré la yooyu. mais gis nga léegi bi ñu ko condensé dafa am heure bu muy jeex te xam nga yow toog nga Iba Mar bëre simple ba minuit. ñu finaalu. te pourtant loolu yoon nanguwu ko. pour raison de sécurité. parce que agent yi aussi. xoola agent de sécurité ñoom ñi ngi ñëw 9h ci suba. war fa quitter minuit. mais loolu ñoom sax du ñu mën a tee assurer sécurité nit ñi. c'est ça yooyu yëpp CNG dindi ko. buñ ko bëggee wax duñ fi jóg. voilà waaw dañuy cof ci ay détails rek ci kanam tuuti ñu ñëwaat ci yeneen. c'est ça loolu daal bokk na ci li nga xam ne wax dëgg yàlla war nañ ko mun a seede parce que lu ñu fekkee la lu ñu dund la. mais li nga xam ne aussi moom la ñuy wax moo di mission wu CNG mooy nga fexe ba développer la lutte sous toutes ses formes. mais tey gis nañu ni lutte avec frappe am na niveau bu mu toll. lutte simple am na niveau bi mu toll. lutte africaine Sénégal wax dëgg yàlla def na ci jéego yu am solo. mais am na benn forme de lutte bu nga xam ne aussi war nañ ko mën a exploiter au vu du potentiel que nous avons. mais dafa mel ni lutte boobu tamit dañ ko xaw a sàggane ba ministre des sports am na ci sax xalaat muy la lutte olympique. parce que tey ñi ngi jëm ci les JOJ. Sénégal potentiel bi mu am. war na mën lutte olympique fu ñu ko organiser. même les Jeux olympiques ñu ci am ay médailles. parce que le nombre de médailles dafa am solo. ci réew boo bokkee ci Jeux olympiques parce que une médaille olympique valeur bi mu am ba ko Amadou Diaba jëlee ba léegi valeur boobu mënul wàcc dafay am fu mu yóbbu sa réew. te ñun am nañu làmb bu nga xam ne am nañu potentiel bu nga xam ne bu ñu former xale yi exploiter loolu dinañ ci dem fu sori ba ministre bi ngi xalaat def ko un département spécial. jox ko Isabelle Sambou loolu aussi mi ngi koy xalaat. mais loolu lu rafet la loolu ñu ngi ko doon bëri Iba Mar Diop ci suuf. waaw foofu lañ daan def tapis yi man yenn saa yi demee ni est-ce que du ñàkk jumtukaay moo tax nit ñi duñ ko jëfee mais yaakaar naa ni tey ministre bi dans le cadre de la coopération war na mën am ay équipement yoo xam ne ni ay dons la par exemple des pays asiatiques. yoo xam ne ni dinañu ko mën a may s'il le faut ñu ni xam nga en football boo defee association de football toujours da ngay def basket. ci côté bi def volleyball def natation. multidisciplinaire donc war nañu am ne écurie yi ak école de lutte yi pour que ñu dugal lutte olympique bi dugal ko ci biir parce que aussi loo xam ne ni mën na indil Sénégal raaya te am nañ ci ay aptitude defe naa ne waruñu ko. il faut que ñoom ñu leen di expliquer débouché yi war a am parce que lutte avec frappe bi du ñëpp ci mun a am xaalis mais bu fekkee ni tey lutte olympique dem nga ba am médaille olympique mën na la jural lu nga xam ne tey mënoo ko am ci lutte avec frappe. il faut que les gens soient sensibilisés dans ce sens-là aussi. te xam nga dara lutte olympique bi boo ko xoolee tuuti dafa niroog lutte africaine bi. voilà dañu xaw dem ay similitude dafa am ay similitude te boo ci xarañee rek. ci ñaar ñëpp. fu la nu la daal ci bëre la surface bi ñuy pratiquer. exactement tapis bi ak suuf bi la rek. loolu mooy différence bi mais forme bi yëpp presque benn la. parce que doo jàpp ceinture. waaw li ñuy tere fële moom la ñuy tere fii. donc adaptation bi dafay daal di yomb. mais il faudrait que ñu encadrer ko jox ko fulla jox ko gëdd jox ay moyens pour développer cette forme de lutte là ba nga xam ne ni ñuy ràññee ci lutte africaine ñu mën ko ràññee ci lutte olympique lutte gréco-romaine ñoom Double Less am na ay jéego yu Boy Bambara tey ñoom Boy Bambara am na lu ñu ci defoon tey ji loolu aussi héritage bi dañ ko bàyyi mu nax saay. xam nga booy xool lutte boobu Malick gréco-romaine bi ak lutte simple bi lutte olympique bi bu Double Less dem na ba nekk 5e mondial. Ambroise Sarr amul lu mu ci deful. lu jiitu loolu. Modou Pouye. Papa Diop. Robert Diouf. Arona Mané. génération boobu. luñ ci deful amul. ba wàcc ci ñoom Rob Alax. booba Boy Bambara mooy seen entraîneur. y avait Pape Diop aussi. y avait Pape Boston champion d'Afrique. ak Modou Pouye. Arona Mané. Robert Diouf. ñoom ñëpp Ambroise Sarr ñi jàpp ci suuf. Boy Bambara di entraîneur national. ak Rusnia. ñoom ñëpp Russe moo leen formé parce que booba sunu coopération ak Russie. ñun bi ñu bàyyee coopération ak Russie. les pays de l'Est. l'Est yi. ci la ñu ñàkk matériel boobu. tapis yooyu ñu amoon ñoom ñoo ñu ko may. tapis yooyu bi CNG bi ñëwee fekk ko fi. dafa ne les anciens là foog ngeen reprendre lutte olympique bi. ak lutte gréco-romaine bi.
am na sax coow lu ci amoon ci séddoo tapis yi. am na ñoo xam bañ leen joxee tapis yi la ñu gëj a xam fu tapis yi féete am na fi. yooyu amoon na fi coow. il faut ñu defaraat CNG yu coow bi mu njëkk a am. ci tapis yooyu la. ak ña ma ko joxoon pour ñu continuer lutte boobu. parce que dañ ci xereñ. bu leen fàtte ne président Alioune Sarr actuellement mooy président lutte africaine. ci fédération mondiale de lutte. FILA. chargé promotion lutte africaine. président Alioune Sarr mooy président bi. am na beneen commission boo xam ne afala waxaw ma moom it il est mi ngi ci commission boobu. Sénégal dañu sori ci loolu. dëgg la mais comme ni ñu koy pratiquer fii non seulement salle bi ngeen wax. problème la tapis yi aussi problème la te je pense que loolu. formateur yi aussi ci coopération formateur ak équipement bi. moom laay wax équipement bi. Tubaabu Joor lu mu ci deful. exactement Mor Fadam lu mu ci deful. Moustapha Guèye mii dem na compétition. Tyson dem na. Zallo. ba ci Zallo ba ci. Rock Mbalax Cheikh Mbaba. ñoom ñëpp Amadou Kati Diop mii. ñoom ñëpp te ñoom Kati aussi loolu bëgg nañ ko développer je pense que ministre bi dina leen ñoom Kati ñi nga xam ne. jaar nañ ci te xam ko. te nekk fi te actuellement am lu ñu dese ci xel ak kàttan. normalement war nañu mën a contribuer ci équipe yu bees yi. pour mën a indiwaat ñu développer lutte boobu à travers le monde. nee naa la Double Less dem na ba nekk 9e mondial. Ambroise Sarr lu mu ci amul. attention ñoom ñëpp dem nañ ci. ñoom maa ngi ñëpp compétir. même Rock Mbalax am na booy xool Rock Mbalax. fan la mujjee loolu la mujjee. ay médailles yu bëri ay médailles. bi ñu leen wutalee am na ci bourse sax bu ñu wutalee bourse ñu dem Rock Mbalax dafa am club en France. ñoom ñëpp Moustapha Guèye numéro 2 mi. ñoom ñëpp dem nañ ci compétition yooyu ak yeneen compétition yoo xam ne tey Sénégal war na cee mën a taxaw mais gis nga li coow li làmb li mu mën a rationné dafa bari. man je pense que ñii di ñëw bi yoon. war nañ mën a ubbi horizon yu bari. gis nga écurie yi ngeen di wax. ne nañ ko yaatal. mais ñaata athlète ñoo ne ci écurie yi. écurie bu ne ñaata booy lañ lay wax. ñaata booy ay 100 ay 200. ñaata taay ñoo ci am. athlétisme bi mënuñu fournir mbër yi ay javelot. lancer poids. lancer disque. ñaata xale la ñu war a mën a def loolu. marteau kii bi rugby bi ñaata xale lañ ci war a mën a jëlee ñu am licence su làmb am licence su athlétisme. ñaata boxeur lañ ci war a mën a génn. pluridisciplinaire Double Less lu mu daan def. da daan bëri di boxe. champion du Sénégal la. Mor Fadam da daan boxe du judo. Balla Gaye mi champion Sénégal la. ci boxe. te dañ daan bëri. anu Faali Koli Faali Koli moo waroon nekk successeur u Double Less. dafa teel a dem France. da daan boxe di bëre. Faali Koli di bëre Joola ñëwoon na ci bëre avec frappe bi di def boxe kon làmb écurie yi war nañu mën a ki nga xam ne mooy ñëw aussi war na gën a yaatal ñu dugg ci écurie yi permettre xale yi ñuy am licence su judo. licence su boxe licence su nangam ñu fournir équipe bu club bu boxe yi loolu avantage la ci Sénégal parce que Moustapha Guèye mi ngi wax am na prise yu mu fi daane ay mbër yu nga xamante ni nii loolu ci lutte gréco-romaine bi la ko jàngee. ak ci lutte olympique xam nga luy chance am. luy chance su Moustapha Guèye bi ñoom dafay jeexal ñoom Kati Diop di ko jël. voilà te Kati champion d'Afrique la. c'est ça jël ko. les 1000 prises de Rock Mbalax. mi am na benn ouvrage bu mu génne. les 1000 prises de Rock Mbalax. yooyu yëpp buñ ko exploiter je pense que war nañu mën a développer la lutte sous toutes ses formes. war nañ ko mën a yëngalaat parce que c'est un héritage qui est là. qui nous a valu des satisfactions ci passé bi. tey jii loolu ak potentiel bi fi am war nañ ko mën a redynamiser. parce que bëre dóor rek nekku fi. bëre simple rek nekku fi xale yi war nañu mën a def discipline yu bëri. mais aussi attractivité bi nga xam ni. moom la ñu war a def ci équipe yooyu ci discipline yooyu. il faut que ñu def ko ci. parce que équipe nationale. ni nga xam ni noonu la tey footballeur bi nekkee international ñu woo ko équipe nationale mu cay am lu nga xamante ni nii tey dina ko compenser. je pense que tey jii war nañu mun a intéresser mbër yi. ba nga xam ne bu ñu ñëw équipe nationale dañuy daw. mais mbër moo ni demal équipe nationale mu ni du ma fa dem dama fay gaañoo te du ma fa jëlee dara. je pense que loolu aussi ci lu ñu war a régler. mais c'est surtout que aussi que ñi koy pratiquer ñi nga xam ne dañ ci expérience ñi ngi fi. te yàlla may na leen kattan ba léegi pour ñu mën ko jàngale defe naa ni luy jot na daal. jot na pour que ñu commencé waat ko jëmbataat ko pour les générations futures. alors ngañ laal na ko léegi mu ne CNG bi di ñëw il y a des acquis il y a des choses yu nga xam ne war nañ ko joyanti
loolu président Adama toujours je t'appelle président. parce que amul problème. déformation la ndax cër bu ñu la jox la. te ak ni nga bëggee làmb ak fi nga si toll. tey jii équipe bii ñëw. am na lu mu fi fekk. consultation yi mi ngi fi mais lu jiitu consultation yi amoon na concertation. sur la lutte mu am ay conclusions ak ay commission yi nga xam ne liggéey nañu ba déposer conclusions yi sur la table du ministre. donc kii ñëw dina am lu mu sukkandiku pour joyanti mais je pense que est-ce que mission première am aussi du fexe ba réunifier la famille de la lutte parce que divergence yi quoi qu'on dise bari woon na ci dernier mandat wu président Alioune Sarr. loolu moom lu mënul ñàkk bañ a am. yaakaar naa ni bés bu yàlla defee la prochaine équipe ñu jël possession. defe naa ni ak lu mu mënte demee dinañu woote waxtaan. parce que mënuñu ñëw rek commencer tàllal. parce que d'abord dinañu seet ñi fi jóge liñ fi bàyyi dinañ ko càmbar buñ ko càmbaree ba pare. ni ko ministre bi defoon déglu nit ñi ñoom tamit dinañu déglu nit ñi. parce que aussi amoon na ay coow yoo xamee ni yaakaar naa ni war nañu mën toog waxtaanee ko ba nga xam ne ni daal bu soobee yàlla. bu ñu démarrer xol yi dina nekk benn mais lépp base bi yëpp c'est le règlement. pour man base bi yëpp mooy le règlement il faut ñu tegaat le règlement sur place. seet liñ ci yokk wala liñ ci wàññi. delloo ko ñi nga xam ne ñoo ko nar a jëfee ba pare nag sol ay dàll seeti leen pour di leen ko expliquer pour que ñu xam. il faut que le règlement soit consensuel. exactement parce que aussi mënuma rek man ñu fal ma toog man ak Ngagne ak Adama ni bon nañ décider lii daal koy décider imposer ko. ni gis nga ci football tànn di am. ci football. arbitre du génne mu carton ñu ne ko lu tax nga génne carton xaw ma ko woon. joueurs yi football yëpp xam nañu carton yi. xam nañu léegi boo ko defee da ngay am carton donc lamb war nañ ko indi foo xamee ni. mbir bi balaa muy sëgg bëre xam na lu tax muy sëgg bëre xam na ni lii boo ko defee lii moo ko ciy fekk te nag bu ñu ko tegee aussi nag mu nangu ko. parce que aussi ku wàcc yoon rek ñu tegaat la ci yoon. amul mbër muy bëre te xamoo li la war. amul da nga signé du contrat ak privé. waaw CNG di leen arbitrer. contrat de concession boo ko gisee lépp lañ la ci wax. ba pare nag mais nag Ngagne en général nga baal ma ko koy récupérer bu demee ci mbër ma du ko wax lu nekk ci. waaw kon manquement yi ci ñoom la. ci ñoom la. muy d'abord. dañ la ne boo demee signé ci combat tey CNG au niveau du CNG laa wax de. 24 heures. bul lekk xaalis bi. xam nga lu ñu lay jàngal foofu. dañ la ne boo demee sa kër lire contrat bi lu la ci neexul delloo sur xaalis bi. c'est tout. mës nga gis mbër mu delloo xaalis. xaalis mooy de 24 heures. du ñu xool contrat ba moo tax man la. duñ ko xool ana xaalis bi. anu xaalis bi d'abord. am sa 10%. te coow li yëpp c'est les 25 interdits yu nekk ci biir géew bi. te 25 interdits yi ci dagg yi mën naa ci ay kuta ba weex yu mel noonu ay dóor ci. la nit ay yu mel noonu. li ko mujjeel mooy Torah bi. ak Bible bi. ak effigie. effigie waaw. mais c'était 23. ak bouteilles yi. ak bouteilles yi nga xam ne 10 litres nga xam ne fi ñu daan bëree El Hadj Malick du suufu joor. déedéet suufu joor day naan ndox. day naan ndox waaye jël tapi teg. jël suuf soo xam ne boo calculer lii du dugg. waa léegi boo sottee ndox. ndox mi day lóor. bari na mbër yu bari na combat yu bari mbër perte na ko ci ndox yooyu. waa léegi boo bàyyi woon bidon 10 litres yooyu. man may indi 10 bidon 10 litres. 10 bidon 10 litres. di ko indi ci benn géew boo xam ne 33 xaw ma lan la 33 xaw ma lan la centimètre xaw ma 33 nangam. kooku est-ce que dinañ am fu ñu bëree muy d'abord. muy li njëkk li. la ca des mooy contrat de concession yi ngay signé. mais écurie bu ne am nga secrétaire général. secrétaire général bi ngal la. xam nga ñoom ñoo fayir seen mission. président écurie yi. tey Ilahi Malick boo convoqué woon président écurie yi xam nga ñaata écurie ñoo am ak 153. même loolu est-ce que di nga am 50 même loolu sax war nañ ko xool. est-ce que di nga am 50 la reconnaissance. waaw d'une écurie. waaw maanaam même loolu war nañ ko càmbaraat mu am cahier de charge bu nga xam ne bu ko écurie bi remplirul doo ko reconnaître. enquête de mais li ñuy reconnaître enquête de moralité loolu yëpp dafa am solo. kan mooy Malick Thiandoum. lu muy exercer. lu muy nangam dem nañ ba naan am na ñoo xam ne dañu làqu ci écurie yi. ba ci zone géographique. waaw écurie bi sax war nañ koy déterminer. parce que bu fekkee ni benn écurie dafa nekk koñu Alaaji Ngagne diggante koñu Alaaji Ngagne ak sama koñ benn
benn barrage. moom saa yi ma meree créé écurie. saa yi ma meree créé écurie mu nekk parti politique yi rek. comme parti politique yi donc loolu yëpp lu ñu war a réglementer la mais li ci dëkk daal mooy assainir parce que problème arbitre yi il faut ñu régler ko assainir ko boolewaat leen parce que famille làmb la donc waruñu boddi kenn nañu woowaat arbitre yi waxtaanaat ak ñoom le linge sale se lave en famille surtout ñoom parce que dañu am solo te ils ont été bien formés on a une élite ci wàllu arbitral waaw arbitral on a une élite arbitrale te ñooñu waruñu leen a boddi waruñu leen a bàyyi donc li nga xam ne aussi war nañ ko xoolaat ci wàllu règlement bi yëpp il faut ñu càmbaraat ko point yi nga xam ni indi na ay divergence ñu xool naka la ñuy def ba defaraat ko rawatina bëre simple bi mbër yi ñuy laaj 1000 francs pour inscrire loolu aussi war nañ ko dindi parce que yooyu jaaduwul nit bu amee licence en cours de validité il doit compétir absolument parce que mënoo di compétir ba pare di fay pour compétir c'est pas possible loolu aussi war nañ ko xoolaat bëri na lu ñu war a càmbar léegi nag te it ñoom ñu bàyyi combine. waaw combine moom c'est fini combine tontine loolu moom xam nga ni loolu moo daan yàq lutte traditionnelle simple bi dafa am ci li Alioune Sarr ak équipe am réglé loolu ci la way tontine parce que lamb yi demoon na ba kenn xamatul lu muy sax dañuy tontine ndax mayante tey Malick la ñuy teggil voilà di combine ba mu jël ko très bien alors fi mu toll nii ci intersaison bi li ñu dese ci ay simili sax bareetul ndax waxtaan bi moo am solo am na ay combat yu nga xamante nii taxawal nañu ko wax naa ko Gaston am na lu mu taxawal mais aujourd'hui le problème mooy man risque yi promoteurs yi jël sax daf ma jaaxal ndax condition Covid bi mi ngi fi restriction yi mi ngi fi ubbeeguñu stade yi CNG taxawagul kenn xamagul ndax làmb dinañ ko pratiquer wala même bu ñu koy pratiquer ci ban forme lay doon yan condition la ñuy teg ci wàllu organisation bi ndax day am protocole sanitaire bi kenn xamul nga jël say millions jox ko ay mbër toog di xaar xanaa dundee yaakaar rek. waaw ñooñu am nañu. am njort bu rafet rek. njort bu rafet ak dundee yaakaar. ñaan yàlla aussi mbas mi yàlla nañ ko suñu borom. bu tey 6 cas rek la ñu am. waaw mi ngi dellu ginnaaw bu baax. mi ngi dellu ginnaaw bu baax parce que quand même aussi. war nañu mën a commencer nag bëre nag. dëgg na ci yoon war nañu mën a commencer nag bëre. tëj frontières yi rek. waaw tëj frontières yi. ñañu ko wàlloon mais bu dee ñun ci suñu biir rek mbir mi dellu na ginnaaw. ñañu ko wàlloon rek. nañ leen surveiller bu baax ñu bañ a tugg ko wàll. bien vrai que xas na fee dugg xëy na mi doon na. tey 0 cas importé donc ça veut dire que ñu ngi veillé nañu tëj frontières yi. te ñaan yàlla mu jeexe ci àdduna. parce que demalante bi aussi mënul ñàkk. parce que mënoo toog sa dëkk rek suñuy doom a nga fa. waaw tey ña ngay liggéey. ñenn ñi mënatuñu liggéey. pour yónnee famille. kon li ñu yàlla may ci sutura. yàlla na ko may suñu bopp. te suñu boy yi dañuy faral di dem sax extérieur di préparer wu suñu mbir. te loolu yëpp nag bokk na ci li nga xam ne mën na nekk gàllankoor. alors dañuy daal di dem rek seetaan Gaston li nga xam ne mujjee na ko taxawal muy diggante Modou Anta ak Diène Diouf Kairé buñ ca jógee ñu toftal ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 dellusiwaat ci plateau bi daal di tirer les conclusions pour gën a waxtaanaat. am na yeneen adversaire yoo doon yootu. nit ñi di xalaat yeneen combat ci yow nga jël Diène Diouf Kairé lu ko waral. waaw mooy comme li ma waxoon sànq ci biti rek nee naa ko amul lu la gënal am li fi sës comprendre nga man Diène bokkuloon ci sumay adversaire yoo xamante ni choisiroon naa pour su ma amee lu ma gënal pour bëre ak ñoom. xam nga li may expliqué am na ñu fi nekkoon amuñu woon combat laajoon naa leen mais yàlla dogal na suma combat ak ñoom taxawul tey nag suma combat ak Diène moom moo taxaw kon xam nga dañuy sant yàlla bu baax di ñaan tamit xam nga suñu borom yóbbu ñu ci bis bi ak jaamu yàlla meñ dam incha allahu rabi. combat bi ndax amul loo ciy tiit ndax xam nga Diène bu baax a baax. non Diène xam naa ko nii rek comme ni ma ko xamee ci làmb rek wax dëgg yàlla muy bëre tamit ma di ko seetaan loolu rek laa xam ci moom mais xam naa ne tamit champion la daal dama koy ñaanal wér rek. xam nga di ko xamal ne tamit am na combat daal waaw na góorgóorlu bu baax a baax a baax. lu tax am na combat. non dama xam ne am na combat rek yàlla xam na ne am na combat. parce que tamit xam nga waaw combat bëggoon na ko mais yàlla dogal na ko kon am na combat na jàpp ni tey ji moom mu ngi doog a am combat ci carrière am loolu moom dama koy teel wax moom mu def ko ci boppam bàyyi ko xel. kon daal du yomb. non du yomb moom bu mu ko sax xalaat. billaay walaay talaay. mbër liggéeyal de yaag say mbokk te xam ne am nga combat nag. waaw bu bis bu arbitre bi soufflé billaay foo nekk naa la fekk yàlla xam na loolu. sama adversaire nag li mu wax dégg naa ko bu baax parce que boobu ba léegi mu ngi wax même avant combat bi gis naa ko benn site bu taxaw waat mais ne Diène mënu maa daan waat ma koy xamal ne sama yàlla mi ñuy tiim xam na ne loolu mu def ci boppam day nax boppam yàlla xam na ne day nax boppam du ci bëre du ci xeex du ci lenn lépp lu mu ci indi maa ko gën a nekk xale maa ko gën a bëgg te combat bi cin buy baax la amul ruq bu sedd man ak moom moo daan waaw man ak moo jox naa ko cër bu mat sëkk mais ci biir géew bi man ak moom
yàlla nañ ci yàlla yóbbu. nee na yaa ngi say mbokk ngeen liggéey am nga combat. ah nee na mais yaa ngi jarul soog wax a am combat. ah jarul wax man bii mooy sama loolu laa jàpp de parce que catégorie bi dama fi yàgg rêvé dugg waaw may bëreeg samay morom daan leen ñoom ñëpp xam nga waaw yàlla def nag moom moo ma tijjil bunt bi dama ko ci sant di ko ci gërëm. bi examen la. carrément voilà examen la te incha allah dama siy jàll du moo danta bii moo may téye affaire bi du wax liggéey la jëf du jour ba ñu ñëw maak moom jëflante amul lenn lu may arrière pensé ci moom. respecté naa ko trop nag mais dama koy wax loolu bu mu def ko ci boppam ku ko ne yaa mën jën mu ngi lay nax. combat baa nga. dama lay daan dugal ci yaa ngi may peese rek. waaw loolu la damay xool fu ma lay jaar fa ma lay jaar laay xool. moom lii laa gënoon soxla sama làmb ah. waaw parce que tey nekk na làmb boo xamante ne làmb ma fonk la làmb bu ma jox cër làmb bu ma respecté làmb bu ma fonk nag teg ci. lu tax nga fonk làmb bi. waaw parce que Eumeu Sène dañoo bëre ñaari yoon benn bi ñu match nul benn bi mu daan ma ñu war a bëri troisième fois sànq jot naa cee wax ci journal yi nekk ci biti journaliste yi wax naa leen ba mu may daan bee boobu tout tànk laa mu nax ma ba daan ma. ma ne ko bii na xale màgg na te ci kàttanu yàlla dañuy dem jëlee lu ñu moom incha allah bu neexee yàlla. waaw loolu moom ñu ñëpp ay xale ñëpp ay morom lañ rek fii mag ak xale amu fi ñëpp ay morom lañ dañoo bëri woon yàlla def ñu match niil ñu bëriwaat yàlla suñu borom yàlla mu dara teewul def ma daan ko kon ñu ngi dajawaat dañuy ñaan yàlla suñu borom ndam rek. waaw premier acte bi boo xoolee combat bi métti woon na trop ba ñu doon seetaan lamb ji stade jour boobu seen xol sedd na. deuxième acte bi ñu war ko biisaat ma ak moom bañ ko waree biisaat nag mu jaay ma xelu mag daan ma ci j'espère que bii baa du ma jéem a jaayaat xelu mag dañ koy jéem a biisaat bu comme bu njëkk ba wala bu raw bu mu njëkk ba rek. bu la jaayee xelu mag ndax doo ko jaay doolee xale. waaw noonu la nag lamb noonu la mag ak xale la rek. nu ma déggee ni mu waxee yaakaar naa bu ko arbitre sifflé dina bëre de dina xeex dina bëre si nu mu waxee nag waaw jàpp naa ni bon combat bi kon mu ko waxee rek lu mu gën a bëgg ci àddunaam la combat bu mu yaa xamti woon la man maa koy dégg fan yëpp tey tamit aussi dëggal na ko waaw kon combat la rek combat la kon yeneen combat yi rek waaw mais nag yàlla baax na ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam waaw mais góor daal balaa kaay bi ñam ko te ñamante nañ 2 fois waaw kon làmb la quoi nañ ko jàpp foofu rek. kii bu jàppul ci yaan baas bu jàppul ci yaan baas moom xam na waaye damay ragal lu ko daloon ci Modou Lo lu ko raw dina ko dala ci Lac de Guiers tipp yi nekk ci tànkam yi sax suufu tànkam yi tipp fa nekk xamul ne xam naa ko wasalaam. tipp rek la wax. waaw du tipp de. bind la du tipp. waaw bind nekk suma tànk mais tipp. waaw du waaye tipp. bind moo nekk suma tànk. yan baas mooy kan. bind la rek yegg ci rek. man bind moo nekk sama suufu tànk nee na ci suufu tànk mi ngi sa suufu tànk doom. man sama tànk loolu judduwaale ci man bind la du tipp moo ko pour mu gën a leer. voilà noonu laa judduwaale ay bind la mais du tipp. yan baas mooy kan d'accord yaan suma xarit la. waaw non du keesoo mën a rëcc. mun naa simi sama tànk wan la ko léegi loolu dara. yaan suma xarit la parce que suma benn paa doomam la suma xarit la rek maa ngi ko yóbbu ci làmb benn yoon laa ko yóbbu ci làmb à part loolu ñëwaatul sama combat. loolu kese la gisaatuma leneen xëy nag fausse information la jot maanaam rek yow mbër yi moom yaa ma gën a xam. acca wax mbër la. acca wooteel. voilà maa ngi moom laale nañ bu baax. xamante ngeen. voilà dama ko duuma par bi nangu ko sumay loxo ñu bëriwaat ma jàpp ko dëj ko du dëgg. waa làmb la nag na waajal rek ma waajal du dëgg. nee na da laa duma ba arbitre nangu la. non ma sën day wax lu ko neex suñu combat bu njëkk bu nu mu demee combat bu métti ñun ñaañum kenn ku nekk dem na ci ardo yaa ngi dégg combat bu métti non dégg la ma fi mun a ma jeune yow ma dóor la coup bopp nga naa ma fii la xari jaar. yow dama def nii. yow la moo def nii sama xel bi yow. sama sa gémmiñ bi loo def nii. non sama gémmiñ dara newu ci. gémmiñ bi loo defoon lan moo ci nekk la. suñu combat mujj bi sa gémmiñ bi loo def nii. lan moo ko def. mais yow kañ ngay commencé. itam teel mais saa waay defal nii rek. sama gémmiñ ngi nii man xoolal weddiwuma sama combat ak moom moo ma defoon lii weddiwuma ko mais sama combat ak moom bu mujj bii nii ba arbitre waaj sifflé coup bi ma ko dóor moom moo taxaw wax carrément ne Lac de Guiers 2 moo ma dóor coup boo xam ne ba mu ne nii sama làmmiñ day génn lan la
journal yaa ngi fi looy wax di waxaat. waa d'accord man moom non garaaw wi ma yaa non garaaw lamb la non garaaw nañ ko bàyyi rek mu wax c'est vrai parce que non lax man moom yàlla xam na ne wax mënewu ma ko xam nga man du ma mënuma loolu lamb la moom na gérer détail yooyu ok yàlla baax na ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu may ñu dam mais wax ju bëri ji mënuma ko voilà merci. voilà ñaari combat yu am solo mu nekk ñetteelu combat bu Gaston taxawal d'abord Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 amoon na fi amaat na fi mais nit ñi doyaluñ ci Gaston indiwaat na ko. dina doon laale bu metti parce que ñoom ñaar ku ci nekk di nga xiifoon sa morom. waaw tubaab nag nee na jamais 203. mais kële nag moom bëgg na ne ko ci 2 ci la yem. xam naa ni daal Gaston moom am na intuition boo xamee ni xamul sax lu mu def. combinaison bu doy waar. waaw combinaison bu doy waar la. parce que premier combat bi dañu nul. deuxième combat bi Eumeu Sène daan ko ba mu ñëwee ci plateau bi sax ba xool ralenti bi la soog a nangu ni daan na ko. waaw la soog a ci fil la ko daan. ci fil ci fil waaw ci affaire bu ndaw. bu ndaw sew la ko daan. waaye bul fàtte ne. seen premier combat xeex nañu xeex bu metti. moo tax Eumeu Sène di ko dama laa dóor ba ñu nangu la. avant bras la ko dóor. avant bras la ko dóor ci padd. mais ci ngay xam ne xale bi am na doole. parce que dafa yës ak taxaw. combat boobu. moo gënoon garaaw bu deuxième bi. deuxième bi Eumeu da ko piégé. dafa ne waa Eumeu day xeex ci xeex siwul. Eumeu woo ko ci xeex mu jóg. mu jël ko mu wàcc jël ko. ba pare nag ak ban rapidité. c'est ça rapidité d'exécution. loolu war na mun a leer. un combat inédit aussi diggante Diène Diouf ak Baye Fall bi di Modou Anta. xale bu ma invité fii samedi ci géew bi. Modou Anta laa bëgg. xam nga nag ku ko ma jëli ko Thiès indi ko ci rajo bi xale yi di ko woo. Coens dafa ne woon ngir yàlla. moom daf ko ñaan da ko Baye Fall bi ngir yàlla ma fekk si la Thiès. ñu bëree foofu. xam nga nag ñoom ñëpp maa ngi leen di wax benn affaire. ay Modou Anta ak a wex. Diène Diouf Kairé. combat bii ci ban combat la ko war a jànge ci ban. combat la war a jànge combat bi. wax ñu ko. Boy Sey. Boy Sey. ci combat mu Boy Sey rek la war di teg ko. na ko jox revanche ak Boy Sey. na jël Modou Anta def ko Boy Sey. def ko Boy Sey. parce que Modou Anta dégg nga lim ko wax nee na ko day bu yemoo nga préparé bu baax te xam ni di nga bëri. muy moom. muy Siteu. ku leen dëpp. Boy Sey. lu ñu foogoon ne dafa jeexal. dafa jeexal la ñu foog. loo tax ñu la ngaa mën a Modou Anta. Modou Anta moom jeexalu ko moom. pour ñoom ñoo kopp doole sax fare. ndaamal Cees loolu de ak saxaar la de. te kaay ma wax la. Modou Anta dafa dajeeg ndaanaan yi. ñoom Malick Niang bëre na ko fi jóge Cees ñoom Moussa Ndoye. Moussa Ndoye waay. Mbëru Fass bi Lac Rose. ay nu mu tudd ci Yékini Junior. daf fi dafay tàkku ay ndaanaan rek la bëre. moo bàyyi ma joon Cees. ak Thiès. yeneen combat. waaye li ciy coow li mooy derby Médina la. waaw parce que Modou Anta waajuram bu jigéen waa Médina la nekk. rue 19 angle 4 la. angle 4 ak 23 angle 4. dër bi ñëw. derby la. waaw bu leen fàtte ne Modou Anta mooy jarbaatu Laay Mbuub. c'est ça. te ñëw dëkk rue 19 Laay kon nag mi ngi noonu xam ngeen ni Gaston moom macha allah ay combat yu neex rek lay tëgg. donc Adama loo ci yokkaat rek ci waxtaan bi balaa ñuy yëkkati jotaay bi. xanaa ñaan yàlla rek. mu teggul ñu mbas mi. amiin ba ñu mën bëre. ministre bi di ko félicité waat di ñaan yàlla li mu sumb yàlla na ko àggali ci jàmm. surtout li mu sumb yàlla na ko àggali ci jàmm. te ñun ñëpp yàlla tàppe xol yi mu nekk benn. ba nga xam ne daal bés bu nee nii la daal. macha allah ñëpp rek ànd ci rek jàppale rek équipe bi rek pour ñu liggéey. parce que nag il faut qu'on segment lamb yëpp jàpp ci. il faut segment la solidarité il faut mu ñàkk. mënul ñàkk. parce que gis nga tey
boo jëlee football l'équipe du Bayern de Munich amul star waay mais collectif la am collectif un fort collectif ak solidarité Tout à fait. loolu mooy gañaloo Bayern dañu ñànk rek mu bañ de foog mu dagg bu daggulee rek duñu bàyyi donc war nañu mën ëmb équipe bii ñëw rek jàppale leen rek pousse rek mu jëm kaw parce que làmb amul tànku ginnaaw tànku kanam la am donc nag ñëpp nag dañuy poussandoo rek waaw poussandoo Union rek des cœurs des forces et des esprits ñu jëm ci kanam. Malick yàlla nañu yàlla defal jàmm. Amiin. di ndokkeel président Alioune Sarr di ko masoog équipe am di ko wax gàcce ngaalaama li ñu bëggoon ci làmb lu bari defaloon nañu ko ba tey mbëri ngi tukki sa licence boo defee sa sa Facebook soo demee am foo jaar ñu defal la ambassade ñu may la ñu may la visa nga dem xale yu bari nga Europe actuellement bi mu xatee dañu dem te lan la crédibilité CNG la bu la CNG joxee cutis wane ni tu as un contrat un combat boo dee ñu may la visa nga dem nga dem préparer. kon crédibilité bi la tubaab yi xam nañu ne làmb day maye xaalis te tubaab yi xeebuñu 1 franc déedéet gis nga mbër yi bu ñu defee ne tubaab yi dañ leen ubbil bunt yi de pour lekk ci li ñu yor rek la ndax di nga dem ambassade da ngay jënd visa bi la nga cay fay fu mu jëm keesu Sénégal keesu dëkk boobu boo daggee billet fu mu jëm te keesu dëkk boobu dëkk ba ngay wàcc lu ñu la héberger am na bés di nga fa mës a jënd cadeau tubaab yi xam nañu l'économie de la lutte El Hadj Malick moom laa bëgg ñu càmbar ko fii oo ay kàngam ñu waxtaan ci li ñuy am ci xaalis ci réew mi ak li xaalis di dégénérer ak ressource additionnelle li làmb mën a am à l'extérieur loolu yëpp ñu jàngaat ko ak kii bii di ñëw yéen a ko wax équipe bii di ñëw du yomb ci ñoom bëgg nekk CNG nag bu mu la tax a dugg CNG te amoo xam-xam parce que ñun duñ la ci bàyyi dootuñu lebal kenn muy jàng dara ci CNG da nga koy mokkal man ko toggal nañ leen ko daaw atelier yi nga wax au niveau de Léopold Senghor gis nga atelier yooyu suñu xoolee la ca ne wallaay xoolal atelier la fa nekkoon professeur ya fa nekkoon xoolal borom xam-xam ya fa nekkoon man atelier yëpp laa def te foo ci dem rek da nga naan ndekete làmb am na lii ci ay ressources humaines waaye yooyu nañ ko jël ñu kii ko di féliciter le ministre du sport ci man samedi nee naa bu mënuñu ñàkk Alioune Sarr ñàkk Matar Ba déedéet samedi wax naa ko moo tax bi ñu ko reconduire ma ne leen alhamdulilah rabbil alamin tout à fait ñu ngi koy féliciter ak li nga xam ne mooy meilleur ménager bi nga xam ne moom la am à travers ak ci Afrique loolu dañ ko koy féliciter gis nañu ne daal depuis François Bopp ak moom vraiment ku mel ni François Bopp ñu ngi koy doo gis ci Matar Ba mooy yaatal làmb c'est l'un des meilleurs ministres de sport nañ leen ko wax te ñaanal ko yàlla gën koo dëgëral ñi nga xam ne nag ñoom lay dénk vraiment buñ ko décevoir ñu nit am nañu rôle bu ñuy jouer bu baax muy la presse bii yoon la ñu xool comment nu ñuy communiquer pour mën a atteler équipe bi mu jëm ca kanam yàlla ñu yàlla defal jàmm lu waay di def ci làmb te nga xam ne lii da nga koy yóbbu sa njaboot yàlla na barkeel te it yàlla nañu yàlla dolli jàmm dolli sutura ci barke weer wi waxtaan nañu ministre baa ngi recevoir vraiment ñi muy recevoir yëpp dafa am ci ñoom yaakaar waaye nag yàlla nañu yàlla defal équipe boo xam ne bu suude nag boo xam ne bii day jëmee làmb fañ ko bëggee Alaaji Maalik Amin Alaaji Ngagne rek moom moo ciy topp parce que li nga wax ci rôlu presse bi ci biir làmb dafa am solo ndax tey jii dañu toll ci période de relance économique toll ci relance de la destination Sénégal ci wàllu tourisme te ku nekk xam na ne dama koy faral di wax ne tourisme moom tourisme balnéaire fi mu nekk nii daanaka yóbbu luñ ci benn réew dara parce que on dit que on a plus de 700 kilomètres de plage on a du soleil ak yooyu yëpp ñu bari am nañ ko mais li nga xam ne am nañ ko ca ñeneen ñi amuñu ko mooy suñu aada ak suñu cosaan te làmb daf ci bokk làmb dafa bokk ci li nga xam ne dafa war a promouvoir la destination Sénégal. kay ma wax la Malick nga baal ma rek ci sa l'aspect culturel de la lutte équipe bii di ñëw foog mu valoriser ko taxaw ndax mooy ressource additionnelle bu ñu mën a lekk tout à fait bëree dóor mënuñu ko exporter bu nga xam waaw mais loolu beneen yoon dañ ci wax mais man nag jooy naa Doudou Seck ah non je me demande est-ce que la relève sera assurée
côté boobu mais loolu yëpp rendre naa ko hommage samedi ci rajo bi. wallaay donc loolu la quoi donc la relance de la destination Sénégal war na mun a jaar ci tourisme. tey jii tourisme war na mën a sukkandiku suqali làmb pour mën a sax jaay destination Sénégal. parce que saa yoo gisee làmb ju mag am. wala nga dem ci dëkk yenn yi gis fa lutte traditionnelle da ngay gis touristes yi ñëw di seetaan si mais loolu war nañ ko mën a exploiter ba nga xamante ni tey dinañu mën a jaay la destination Sénégal en tout cas lamb c'est une richesse extraordinaire nañ ko fonk nañ ko jàpp di ñaanal le ministre des sports confiance bi président amaat ci moom ba renouveler ko yàlla na ci am ay ndam ki nga xam ne aussi moom la ñuy dénk CNG bi ak ku mu mënti doon il peut compter sur la famille de la lutte parce que loolu moom mooy tax nga mun a dem am esprit d'ouverture esprit de rassembleur bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd jàppale làmb mu jëm ca kanam merci d'avoir suivi ñuy gërëm suñu équipe bi ñu équipe technique bi di leen jaajëfal ba altine incha allah ci beneen émission arène sénégalaise